jaajëfatee sama gars yi Mr Shake la maa ngi Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn analyse ci li xew démb Sénégal la Sénégal dañu gis ne da doon waaj a takk lu tax parce que Ousmane Sonko un guerrier un général il est allé lui-même diriger mener ses troupes vers la bataille du tribunal contre Macky Sall n'est-ce pas Ousmane Sonko li ñu gis démb mu dem tribunal ba ñu jàpp ko fa jàpp Barthélémy Diaz Gakou après nag ba mu génnee dafa expliquer dafa def discours boobu nag laa leen bëgg analyser ñu déglu lan la Ousmane Sonko wax waaye Pape Alé tamit ba ñu jàppee Sonko Pape Alé dafa génn mu def émission 1 heure de temps moom it mu woo nit ñi pour ngir ñu génn jofante ba mu saf-saf li Pape Alé wax li Sonko wax moom laa leen di faram-fàcceel je vais décortiquer le discours belliqueux le discours battant-guerre le discours responsable aussi d'Ousmane Sonko qui a commencé par n'est-ce pas féliciter la jeunesse Ousmane Sonko dafa ne dafa gërëm xale yi yaakaaru réew mi ak askan bi waaw nee na bu ñu teewul woon gone yi fii ak suba kon làmbaay dina ñaaw kon Macky Sall am na nu muy demee sax ñu jëlee ko nguur gi Ousmane Sonko mooy wax nee na jàmm la ñu bëgg waaye te fitna képp ku koy yee comme Macky Sall képp kuy yee fitna rek da nga xamul luy fitna te boo yee fitna dina mujj islam sax da ko wax dina mujj dem ba dal sa kaw waaye Ousmane Sonko nee na jàmm ñaari nit ñoo koy ut du benn nit yaram Ousmane Sonko nee na yaram rek la n'est-ce pas nit ki àqam liberté maanaam moom boppam nga bëgg ko xañ loolu kenn du ko nangu Macky Sall li mu bëgg ne fii kenn du fi nekk candidat loolu dootuñu ko may Ousmane Sonko nag wax na ci français sax ba ne Macky Sall bu bàyyi lu muy def du eggali mandaam loolu nag moo tax ma ne lii discours guerrier la waaye tamit wax ne ba ne Macky Sall bu doxalee lu muy dox ñu ànd ak moom ba 2024 gunge ko ba 2024 loolu laay tuddee discours n'est-ce pas battant-guerre mais gars yi xam nga la moo ñu ci jaaxal li ñu ci jaaxal mooy oustaz Babacar Ndiaye daf ñu waxoon ne Sonko dafa gaañu ci tànk daf ñu waxoon ne Ousmane Sonko tamit day waaj a génn def discours pour wax xale yi suba du ñu arrêté tey nii réew mi dafa ndoroon tàng mais li ñu jaaxal nan la Khalifa Sall génnee def benn conférence de presse moom Déthié Fall rek ci tàng bi même pas 15 minutes ñu bàyyi Ousmane Sonko loolu gars yi tamit il faut ma taxaw tuuti balaa may eggali ci discours Sonko on va se poser des questions sur l'attitude de Khalifa Sall dont d'aucuns ont qualifié d'irresponsable j'ai écouté le live d'Akhenaton j'ai écouté le live de Mame Sène ces deux activistes n'est-ce pas ils n'ont pas raté Khalifa Sall Mame Sène n'hésite même pas à dire que Khalifa Sall n'est-ce pas est-ce qu'il ne travaille pas pour Macky Sall Akhenaton aussi a dit que Khalifa Sall a fait une erreur monumentale lorsqu'il a demandé à la jeunesse de rebrousser chemin, de rentrer chez eux, lorsque cette même jeunesse était venue libérer Sonko au camp Abdou Diassé. Khalifa Sall dafa commencé jaaxal nit ñi ndax yow nan la ñuy jàppee Sonko nan la ñuy jàppee Barthélémy Dias ak Gakou xale yi ñëw camp Abdou Diassé Khalifa Sall wax na xale yi ñibbi loolu nag vraiment dafa tee suñu xel Khalifa Sall mii moom moo fi nekkoon di wax ne Wardini la bëgg mu nekk candidat dégg naa Cheikh Gueye nekk na fa di tàngal di wax ne ñii ay mbaam lañu dañu war a jël ñu yet ñu dóor leen waaye bu leen fàtte ne Cheikh Gueye tamit mi nga xam ne moo doon sama professeur science naturelle fële Bignona xam nga Cheikh Gueye ci boppam moom it moom moo fi bindoon lettre boobu ci Yewwi Askan Wi di wax ne moom day jàppale Wardini kon tey bu ñu gisee ñaar ñii ñu taxaw Abdou Diassé ñu wax xale yi dem leen ñibbi loolu mënoon na yàq suñu combat ñu bëri nag dañ ne Khalifa Sall dafay liggéeyal Macky Sall maara day taali man de loolu bëgguma ko sax xalaat Khalifa Sall sañul def loolu Khalifa Sall sañul liggéey ak Macky Sall sañul ne dafay jéem a yàqal Sonko loolu mënuma ko gëm kon gars yi il faut tamit ñu xaw a rafet njot Khalifa Sall moo baax rek moom gentleman la dafa yaakaar ne ni mu baaxee ni mu nayfee
luñ ko wax rek mu gëm ko général yi nax ko ne ko demal ñibbi dinañ bàyyi Sonko ba mu demee ñibbi ñu woo ko téléphone ne ko jàpp nañu Sonko pour man Khalifa Sall trahiruñu ndax ba mu ñëwee ci conférence de presse bi gis nga nekk fa di lemal conférence bi xaw naa gudd tuuti mais dafa ne na xale yëpp génnaat waaw na xale yëpp génnaat te ba mu waxee na xale yëpp génnaat ci la VDM bi ñu commencé talpone yi gars yi tiit ci 15 minutes 15 minutes ñu waaf loolu nag boo gisee mu am pour man xalif généraux yi la ñu activé xalif généraux yi ba ñu gisee conférence de presse bi dégg Baara oustaz Babacar Ndiaye wax li muy wax nee na Sonko mi ngi waaj a génn te Sonko nee na du ñu yem fii tey rek ndax élection yi tamit il faut que ñu wax ci Akhenaton nee na ñun xeexuñu pour Sonko ñu bàyyi ko kay foofu nee na Sonko dañ ko waroon bàyyi ci prison bi ñetti fan comme ça xale yi xeex ñu jëlee fi Macky Sall loolu la gars yi wax loolu la Mame Sène wax dañ ne ñun xeexuñu pour Barth man tam yàgg naa leen ko wax ne woon naa leen combat bi du Barth ñaata live laay def di leen ko wax le combat c'est pas Barth on se fiche de Barth parce qu'on sait que Barthélémy Dias Macky Sall n'ose pas le toucher yàgg naa leen ko wax Macky Sall da leen di divertir da leen di xëcc ci ay faux combat ba ngeen dem bay waaj dem tribunal rek mu ne dàq nañ ko heureusement nag ba mu ko dàqee taxul ñoom Barthélémy dellu ginnaaw ñoom Barthélémy dañuy comme da ñuy woo ci xeex rek da ñuy woo rek dem tribunal dinañu dem nag ba sàmba di ci jëmba kon nag côté boobu baax na mais loolu benn parenthèse la waaw benn parenthèse la loolu xëy na dinaa ci def sama live bu ci kanamee heure 7 heures heure Sénégal mais nañ continuer ci Sonko li mu wax Sonko nee na nee na Abdoulaye Wade musul def li Macky Sall di def maanaam instrumentaliser justice bi maanaam jël juge yi ñu koy liggéeyal waaw nee na kii moom buy wax Macky Sall waxul sax Macky Sall dafa ne Macky Sall kenn xamee ko ci loolu waaye kii di Macky Sall waxul sax wax jaaru sax ci turam doxal fitna rek la xam waaye bu ñu doxalee fitna dinañ leen fay lu ko raw lii moo tax ma ne discours bi discours guerrier la waaw nee na Ousmane Sonko nee na dootuñu nangu Macky Sall di dal ci benn leader ci loo xam ne ay affaire yu ñàkk fayda ñoom bu ñu juumee d'accord waaye defuñu dara Macky Sall ñëw ne da leen di tëj Sonko nee na loolu dootu ko nangu Sonko nee na dootul nangu loolu léegi lan la waxati Sonko nee na fii lañ fi nekkoon ñoom Doudou Ka pas Doudou Ka ñoom Ousmane Noël Dieng n'est-ce pas Abdoulaye Diouf Sarr ak kan ak Seydou Gueye n'est-ce pas kii génn Jatara génn ñu ne xale yi dinañ ko defanteeg ñun ba mu saf-saf Sonko mooy wax de waaye nee na ñoom ñëpp a laal li ñoom ñëpp a daw Sonko nee na li ko gën a jaaxal mooy Macky Sall day yee fitna ba pare jël avion daal di lalli daal di daw il faut que mu def ay élection yu jaar yoon bu deful élection yu jaar yoon danañ dal ci kawam waaw na jël caaxaan yi teg ko fële na bàyyi fitna yu muy taal su paree jël avion daw te xam ne moomu réew mi waaw wax na nag juge yi nañu wane li ñuy wax la dignité professionnelle maanaam juge yi nañu am jom ñu def seen liggéey te ñu gëm yàlla préfet yi administration territoriale gis nga lu Saint-Louis def fexe nañ ba ñu delloo ñu Matam mais loolu xeexu démb bi moo tax ñu delloo ñu Matam du question ne juge yooyu dañoo baax mën na am juge yooyu dañoo dëgër fit weddi Macky Sall mais man gëmuma loolu man damaa gëm ne xalif généraux yi ñoo wax Macky Sall hey sawaay lépp luy fitna bàyyi ko parce que xalif yi nii la ñuy def dañuy bàyyi ba dëkk bi tàkk ba ñuy waaj a gañe rek ñu ñëw fay lakk bi noonu la demee parce que démb lakk bi ni mu fayee man moo ma jaaxal waaw Sonko lan la wax ci fii ak 2024 Macky Sall dootuñu ko may dara warul sax wax loolu fii ak 2024 parce que loolu mooy Macky Sall dina fi toog ba 2024 waaye Sonko ba muy def discours français wax na mu ne Macky Sall bu dof-dofloo du eggali mandaam waaw nee na moom xam na lan mooy guerre xam na lan mooy guérilla parce que moom Casamance la juddoo xam na lan mooy guerre baaxul guerre mënoo ci am wér-gu-yaram guerre mënoo ci am defar sa réew moo tax moom muy def lépp pour guerre bañ a am loolu mooy Ousmane Sonko waaye kan moo fi waxu guerre mooy n'est-ce pas les ouailles de Benno Bokk Yaakaar de Macky Sall qui se mettent à piailler waaye maanaam ay surga piailler mel na ay comme picc boobu ngeen di dégg ñoom seen wax ju sew jooju wax ji amul benn njëriñ waaw pas de paix en sens unique Ousmane Sonko nee na jàmm boo ko bëggee ci ñaar côté yëpp la war a ñëw mais Macky Sall soxor bi mu am volonté de vouloir briser des hommes la méchanceté avec laquelle n'est-ce pas il a voulu détruire Khalifa Sall
s'il continue comme ça il ne va pas terminer je ne pense pas qu'il terminera son mandat dégg nga je ne pense pas qu'il terminera son mandat Ousmane Sonko nee na Macky Sall doo eggali sa mandat kon discours bi discours guerrier la Pape Alé ñëw gën ko doole Pape Alé lan la wax Pape Alé non avant ñu egg ci Pape Alé Ousmane Sonko nag nee na Barthélémy moom xëy na dafa mer moo tax mu ne du wuy ji le 1er décembre waaye dinañ waxtaan ak moom pour mu jëm wuy ji bi moo ñu arrangé Macky Sall ci boppam dina dàq 1er décembre maa ngi dégg ñu naan way ñoom Gaston Mbengue nekk Sen TV avocat Ousmane Sonko yi nañu dem ñaan pour ñu delloo 1er décembre bu ñu ñaan tous bu ñu ñaan dara ñoom ñoo ñu woo 1er décembre dinañu wuy si ak comme bii paa rek balaa boobu Macky Sall dina ko dàq parce que Macky Sall buy dof da nga ko yor maa la gën a dof loolu la Pape Alé Niang wax Pape Alé nee na boo nekkee ci réew ñëpp di yàqal ba ñu yaakaar ne yow yàq rek nga mën loolu la sëñ Almakhtoum waxoon sëñ Almakhtoum loolu la waxoon xam nga kooku révolutionnaire la guerrier la boo nekkee ci dëkk ñëpp di yàqal ba ñu yaakaar ne yow yàq rek nga mën bu ñëpp di defar nga defar mel ni ba ñu yaakaar ne yow defar nga mën Almakhtoum moo fi waxoon ne Sénégal dundin gars yi ngeen baal ma dundin bu ñaf ndeyam la ñuy dund nit ñi dañoo sonn moo tax nag xale yi génn ñoom dañ yaakaaroon ne Sonko mënul génn benn xale Pape Alé wax na ko da ngeen yaakaaroon ne Sonko mënul génn benn xale Sonko génn na ñëpp Pape Alé nee nañu Macky Sall tapet la Idrissa Seck sax waxoon na fi tapet la moo fi nekkoon di wax wàccacaa sama wàccacaa waaye Idrissa Seck nee na wàccacaa bi day wax nii rek waaye boo ñëwee rek mu daw loolu bind naa ko xëy na dinaa ko liiraat après waaw Pape Alé Niang mi ngi ñuy woo ci résistance patriotique sursaut national maanaam fippu leen xeex leen ngir seen i yelleef seen i àq waaw lan la fi waxati woon bët bu rusul dina toj waaw Macky Sall mel na rakku yàlla nañu defanteeg moom ba mu saf lan la wax ba dëkk bi mel na ñoom nekkuñu fii dara lu tulleeg maali nekk seen badaxal mbadaa aakimoo alalu réew mi di def lu leen neex bët bu rusul toj waaw Pape Alé nag nee na gàcce ngaalaama xale Sénégal ndax fii wala waa ba APR fii lañ toog di dankaafu di léegi sax damaa dégg olof dankaafu lu ne ñu wax ko boo leen génnee dinañ tos ak yéen dinañ ko defanteeg yéen ba mu set waaye ñoom ñëpp Pape Alé ne ñoom ñëpp a daw ay ragal lañu waaw na Macky Sall teg réew mi ci yoon ñu am tànneef maanaam élection yu baax loolu moo ñu ci génne waaye bu ko deful de yëf yi dina sap ñoo fi waxoon lu xewoon dootul xewaat du loolu la ñu waxoon événement mars lu tax ñu daw démb de bu ñu dawuloon dëkk bi day takkaat te Macky Sall pale la ñu jëm ñoom kay sof nag yàkkamti ñu mel ne ñoom Akhenaton yàkkamti ñu waaye jarul yàkkamti Macky Sall dootul président duñ ko may dara te moom ci boppam moom moo ñuy joxaat lu tax ñu war a génn ndax élection yi gis nga Mbour delloo nañu Matam xoolal duñ fa yem dinañu delloo fépp fu ñu tere bokk ñun Yewwi Askan Wi dinañu tere te duñ fa yem dinañu ubbi sañu bët ba élection yi jaar yoon bu jaarul yoon ñu génnaat defante ak ñoom ba mu set ba mu saf Macky Sall loolu rek la xam waaw Pape Alé mi ngi koy wax gox boo leen mën a nekk na am détermination yëngu fépp waaw Pape Alé loolu la wax na yëngu fépp mu mel ni tuleeg maali waaw parce que xeex bi loolu la na fépp yëngu loolu la Pape Alé wax kon Pape Alé moom tamit un discours guerrier un discours n'est-ce pas un discours nu mu tuddati va-t-en-guerre Pape Alé nee na Macky Sall dafa yaakaaroon ne bu amee ay lacrymogène wala mu am ay policiers bu ñëwee xale yi dinañ daw waaye police marché lacrymogène foofu tam xam naa ne ay milliards luubal nañ fa ñi de char de combat yi ñu jënd ay milliards luubal nañ ko fa waaw mais daal li ma leen doon wax ci parrainage bi tam Pape Alé wax na ci parrainage bi Macky Sall France la nekkoon mel na général di wax voté nañu wala voté wuñu xam nga loolu waxoon naa leen ko fi benn jour léegi Macky Sall kii Pape Alé confirmé na ko waxoon naa leen démb tamit Macky Sall ne France la nekkoon moom moo doon wax Antoine Diome jàppal Sonko ñu jàpp Sonko mais nag ci biir xalifu généraux yi xam naa ñoo leen woo ñoo woo Macky Sall ñu bàyyi ko en 15 minutes bu ñu ko bàyyiwuloon dëkk bi tàkk vraiment gars yi Pape Alé nee na li am Kédougou noonu la war a demee ak Guirassy na tàng na sap Macky Sall bu ñu ko may dara voilà gars yi lii live benn vidéo bu ndaw leen bu mu bëgg a defal bu ci kanamee dinañ gën a continuer live waxtaan ci li am yëpp ak lu ñu war a def ak lu ñu war a xeexee koj leen ma 7h heure Sénégal Mister Shake la like leen partagé leen abonné leen ba si kanam vive Sonko vive les patriotes merci